en matière empirique maanaam si expérience bi nga am ak contact bi nga am ak njaboot yooyu ak ñi bëggoon dem te demoon wala boog ñi demoon ñëwaat wala boog njaboot ñu am dañoo dem ñàkk seen bakkan lan nga ñu si mën a dénk. waaw jërëjëf Mohamed ci question boobu d'abord dañuy wax d'abord ci village du migrant. C'est une structure sociale boo xam ne il a pour objectif d'ailleurs de lutter contre l'immigration irrégulière mais structure boo am trois missions spécifiques la. Benn mission bi c'est une mission de sensibilisation à travers des activités de terrain. Deuxième mission bi c'est une mission d'accueil et d'orientation pour les migrants de retour, y compris les rescapés et les rapatriés, pour faciliter leur réinsertion sociale, économique et psychosociale. Troisième mission c'est une mission boo xam ne c'est juste pour promouvoir l'entrepreneuriat des jeunes, jàppale jeunes yi sur des formations professionnelles et techniques, mais aussi faciliter leur auto-entrepreneuriat. daje nañ ci ak ñoo xam ne maanaam ñooñu seen xel maanaam li ci desetu bariwul ndax ni ñu fekkee drame yi di am ndax ni ñu fekkee maanaam gaal gi di suux wala gaal guy tàkk ñuy gis seeni morom yi ne àndaloon di dem maanaam loolu day indi seen ay traumatisme ci ñoom. ñeneen ñi aussi désespoir bi nga xam ne jàppoon nañ ni dañuy dem te finalement mujj noo yegg ñu ñëwaat daa jur ci ñoom tamit beneen désespoir. Donc ñoom actuellement état yi ñu nekkee état de désolation la et de désespoir. Mais kon tamit am na si ñoom te nii commencé nañ ñàkk seen xel. effectivement am na si ñoo xam ne nii bu ñu jugul ci ñoom bu ñu jugul woon ci ñoom tey jii maanaam kenn waxatu ko. ban témoignage moo la gën a marqué si village tour bi ngeen defoon ban témoignage ban scène ban histoire moo la gën a marqué. boobu ñu ngi ko amee Ndar ci quelqu'un koo xam ne mi ngi tudd Ablaye Anne dafa bokk ci parce que y a beaucoup de gens yoo xam ne boo demul ci terrain bi effectivement doo xam réalité ak yi fa am parce que au début les gens disaient que 20 personnes ñoom ñoo faatu biir fi nga xam ne moom mooy Ndar. Or tel n'est pas le cas ñun bi ñu fa demee suñu recensement yi nga xam ne am nañ ko parce que dañoo dugg ci kër yëpp waxtaan ak famille waxtaan ak njaboot yi ci 20 personnes yooyu ñu waay wax demeewul noonu 16 personnes 15 personnes sax ñoo bokkoon ci gaal gi tàkk mais gaal gi nga xam ne dafa amaatoon altercation ak ki nga xam ne mooy marine nationale bi daf ci am kenn koo xam ne da cee bokkoon mais Ndar la dëkk ñoom ñëpp ne ñu ngi dëkkandoo ci benn quartier bu tudd Pikine Bas Sénégal. Rencontré nañ seen ki nga xam ne moom mooy seen délégué de quartier muy Bassirou Diaw rencontré jeunes yi ànd ak ñoom dugg ci kër yi mais bi ñu yeggee kër Ablaye Anne li ci gën a émouvant mooy Ablaye était un jeune boo xam ne maanaam fi may wax yow bàyyi na ci ginnaawam ñaari soxna ak juróomi bant te kooku doonul woon ku am potentialité wu dem mais lan moo tax mu demoon yaayam moo ñuy wax ci làmmiñu boppam ne Ablaye dafa nekkoon koo xam ne dafa doon monter ay réseau canal léegi buy monter réseau canal yi réseau câble yi mais malheureusement nee na yaay ji moo ñu wax ne dafa am borom doole boo xam ne dafa nekk tamit foofu Ndar tu vois di homme d'affaires moom rek moom moo bëggoon am habilité wu di monter diggante Ross Béthio ba Ndar donc finalement Ablaye nag loolu daf ko oppressé woon de telle sorte que souvent gars yi dañ fa daan ñëw ma homme de tenue dañ daan ñëw bu ñëwee des fois ci ay waxu yaayam ñu dañuy yàq ay matériel am dañuy et cetera ba finalement tëj ko ci prison ñaari yoon. Ablaye nag bi mu génnee la ne moom dootul toog Sénégal ndax amul toog ndax liggéey moo ko fi indoon te parce que employé la non seulement dafa créer entreprise am jël ci ay yeneen jeunes ci koñ bi di fu ñoom tamit ñu nekk ci di comment dirais-je di liggéey ci moom. Mais bi mu génnee la ne bon day songi géej gi lu mu am daal di jël moomee bakkanam may wax ne tamit foofu à Saint-Louis sur les 16 yi nga xam ne mooy 16 disparus yi nga xam ne recensé nañ leen nañu jàpp ne kenn moo ci amul soxna 15 yëpp am nañ soxna te ci biir 15 yooyu fi may waxee yow 8 xaw ma 9 seeni soxna dañoo nekk à terme dañoo nekk enceinte te bàyyi nañ ay doom ginnaaw. ñu wax ci profilage ñi nga xam te ni ñoom ñooy les candidats à la migration clandestine wala migration irrégulière yow d'abord yan chiffre nga yor ak tamit chiffres yi yan nan ngeen ko nattee yan saam ngeen ci def par exemple ñan noo doon yëngu ci domaine bi ñan ñoo bëggoon def nangam ak tamit lan moo leen motiver. par rapport ak profilage bi ñu demee fi nga xam ne moom mooy Ngaye par exemple parce que foofu domaine bu ma marqué la zone bu ma marqué la. Ngaye parce que bi ñu fa demee rencontré nañ une centaine de jeunes mais ci centaine de jeunes yi amoon nañ ci ay rescapés amoon nañ ci yi nga xam ne tamit moom mooy 2 morts mais bu ñu xoolee profilage yi boo ma ko mooyoon sama ordinateur bi dañ ko indaale tout juste pour wan leen ne ñun ce qu'on fait dañ koy def ci ay diagramme te mi ngi suñuy machine ñu téye ko de telle sorte que ku ñuy wax da nga xam ne ñii waxuñu pour wax mais ils ont des chiffres exacts yoo xam ne des pistes de solution la tey jii bi ñu demee Ngaye fekk nañ fa maanaam profil yi ni mu demee woon mooy am na ñoo xam ne jakartaamaan yi en fait ñoom ñoo ci ëppoon
parce que biñ leen notifié courbe baa ngi nii 44% ci ñoom ay Jakarta man lañ. amoon na ay coordonnées ay ñoo xam ne coordonnerie la ñuy def amoon na si ñoo xam ne tey jii ñoom aussi couture la ñuy def ñenn ñi ñi ngi ci commerce bi. donc ñoom ñëpp biñ leen natee ba xayma leen maanaam toll nañ ci ñoo xam ne dañoo nekk ci différentes zones d'activité yoo xam ne en fait ci la ñuy yëngu mais bi ñu jugee ci loolu xamee ci nañ ci ne ñooñu amoon nañu emploi ñenn ñi am nañu emploi bu ñu fi toogee mais sous emploi la maanaam li ñu amoon en fait doyu leen loolu moo taxoon ñu aspiré wu ne dañuy génn bitim réew fexe uti leneen bokk na seeni motivation parce que koo ci laaj motivation bi mu ngi nii si tableau bi da lay wax ne bon lenn moo ma yóbbu bëgg naa am lu tane ak lu gën li nga xam ne moom laay am donc kooku amoon na ci lu mu jàpp. gis nañ ne sànq li ma jot a yër ñu bëri bëgg nañoo yëngu si transport xam naa mooy jakartamaan yi nga doon wax jakartamaan yi ñu bëri bëgg nañu yëngu si commerce 32% ci ñun recensé ñoo bëgg a yëngu ci transport 16% ñoom ñoo yëngu ci commerce 16% encore ñoo yëngu ci li nga xam ne agriculture 14% en fait ñoom ñoo bëgg a yëngu ci lépp loo xam ne dafa domaine élevage donc profilage yi en fait noonu la demee donc ñooñu am nañu lu ñu bëgg wax nañu lu ñu bëgg mais problème bi mooy on a déjà identifié ñoom li ñu bëgg reste bi mooy apporter leen des solutions accompagner leen te li ma ci gën a marqué mooy ku la ci wax sax du la wax ne financer leen ma ci domaine bi dafa naan la former leen ma bu ngeen ma former ba pare ngeen accompagner ma donc ñoom ils ont des ambitions donc Sénégal il faut ñu xam ne on a des jeunes yu bëri jom on a des jeunes yoo xam ne tey jii ñooñu ku leen jàppale en fait dañuy liggéey peut-être ñenn ci ñoom biñ leen laajee kenn ki nee na ma bon man damaa dugaloon samay cuuj yu bari ci période koor gi bëggoon nag mu xaw a jur tuuti far yàlla corona bi ñëw yàq ko finalement moom da doon jël cuuj yi ak ginaar yi daan ko bëccëg te comme ko bëccëg du ko fay mu mujjee jël asaaloo lépp dem dugg ci gaal gi il faut tamit ñu préciser ne 400000 ak 500000 yooyu ñu di wax ñun information yi ñuy am na ñoo xam ne duñ ko jox mais finalement dañuy tayle seen i bagages day gis ku ci am benn jakarta tayle ko kenn tayle ko ki nga xam ne au fait moom moo tëgg gaal gi ñoom ñoo ñu jox les informations wala nga gis koo xam ne tey jii day am benn écran plat ñii écran plat lañ tayle ñii seen matelas ñii seen i fauteuil ñii dem jël seen këyit et cetera tayle ko ngir rek dem bëgg a dem ci ñii di dawal gaal yi tam parce que ñoom da leen dur baaraam bu bëree bëri ñii di dawal gaal yi lan mooy seen motivation lan moo tax ñuy yóbbu xale yi si aventure boobu nga xam ne yoon daf koo tere waaw mais loolu ñun am nañ chance bi ñu demee Saint-Louis on a rencontré les capitaines mais capitaine yooyu bi ñu leen rencontré parce que il faut ñu xam ñun lan moo leen motiver benn capitaine bi bëgguma tudd turam jaru ko mais daf ñu ne moom bu gisee gaal day dem ñu ne ko mais yow lan moo tax loolu mu ne ma am na ñaari rak te kooku moo ñu xamal ni bël bi li muy rey immigration clandestine rey ko à Saint-Louis vous voyez mais moom moo ñu xamal ne actuellement perte na 2 à 3 frères yoo xam ne en fait ñoom amatuñu dara ci luñu jàpp donc moom moo fi sës te moom daf ko bokk ci li ko motiver problème yi nga xam ne da koy rencontrer ci li nga xam ne moom mooy liggéeyam mooy dafa ne dafa am gaal bi bu nga xam ne am na ko moom souvent day bëgg di dem di nappi mais bu nappee finalement du am xéewal yoo xam ne en fait moom lay remboursé waatee li nga xam ne mooy investissement am donc ñoom seen bopp mooy tey jii ku leen fayoon parce que il faut ñu xam ne du ñoom seen bopp ñoom ñuy tëgg gaal yi ñoom ñi tey tëgg gaal fekk benn mool bu toog mu ne ko ah bëgg naa laa fay nangami million ci nangami millions yooyu nga yéeg ko daal di dem wala booy dem danaa la bàyyil sa kër nangam ci xaalis mais yow yaay mën a dem donc ñuy tëgg gaal gi amaana sax dégg nañ ci fanee ci Mbuur ñoo xam ne newuñu sax Sénégal ñoom seen kër la ñuy toog encaissé loolu mais ñoom bi ñu waxee dañ ñu ne licence de pêche yi benn bokk na ci li leen motiver deuxièmement mooy quand je prends jusqu'à présent l'exemple de Saint-Louis mu donne des exemples techniques nee na ñoom problème bi ñu am exactement mooy amatuñu frontière amatuñu sa espace boo xam ne leen fa mën a napp ndax par exemple waa ji nee na ma ci làmmiñu boppam sama valeur de 8 millions ci samay outils mi ngi ci naar yi ñu téye moo ñu xamal ni tamit naar yi dañuy jóge Mauritanie dugg ci frontière Sénégal jàpp leen dem leen yóbbuwaat leen Mauritanie donc ñooñu dañoo am benn démotivation boo xam ne tey jii loolu bu ñuy régler c'est quelque chose qu'on doit régler le plus rapidement possible mooy suñu marine nationale di intervenir mais xamal nañu tamit ne marine nationale bi li muy intervenir ci zone boobu taxu koo demee noonu. léegi laaj bu mujj bi solution lay ñëw mais solution yi dama lay interpeller si ñaari ponk benn moom mooy organes yi nga xam te ni ñoom ñoo fi nekk ngir yittewoo wàllum xëy ndaw ñi ban gis nga si am par rapport ak réaction yi nga xam te ni ñoom ñu ngi koy def
ak tamit d'une manière globale yan solution moom ngay préconiser. waaw d'accord pour solution yi moom li ma ci njëkk a wax balaa ma ñëw ci organes yi mooy il faut ñu xam ne l'immigration clandestine n'est que le prolongement de l'exode rural. Exode rural moo jur tey immigration clandestine ni nit ñi doon génnee ci dëkk yi màngaane wuti ci taax yi buñ fi ñëwee fekk ñu fi luñ fi bëgg a am ñu ànd ak waa taax yi dem génn seen réew. Donc solution primordiale bi nga xam ne war nañ ko am mooy il faut que ñu teg des politiques structurelles dans le monde rural. Quand je prends l'exemple ci lu technique lu clair mooy boo jëlee tey fu mel ni ngaay foofu la ñuy defaree daal ceinture fa lañ koy defee sac fa lañ koy defee te der ofit foofu la nekk. Mais nga jël fa sam fa benn pôle boo xam ne uniquement spécialité moom loolu la tey ji moom ci loolu uniquement lay liggéey xale yi nga xam ne nekk nañ fa nga former leen ci domaine boobu mu doon des domaines techniques ànd ak usine boobu nga xam ne dafay nekk daal di liggéey. Tey par exemple boo jëlee domaine bu mel ne xoolal vallée fossile bi nga xam ne au fait nekk na ci au niveau de Fatick ñu articule fa lépp loo xam ne c'est agriculture. Boo jëlee dans le nord mbay mi et cetera Sénégal am nañ naaj am nañ taw am nañ suuf am nañ lépp am nañ jeunesse parce que jeunesse bi mooy richesse bi. Donc tey jii ngir ñu faciliter loolu lu yomb la il faut ñu xool naka la ñuy promouvoir l'entrepreneuriat des jeunes mais malheureusement ñun suñu système bi nga xam ne en fait moom la ñu jàngalee c'est un système boo xam ne dafa reposer wu ci passivité mais pas ci actif c'est-à-dire dañoo jox xam-xam boo xam ne dañoo gëmloo ni fekk déposé woo leen CV et cetera maanaam du ngeen liggéey il faut que tamit mos naa ko wax ci benn plateau télévisé ñi nga xam ne ñoo yor wàllum xëyu ndaw ñi ñu xam ne dafa am ñaari type de jeunesse y a cette jeunesse instruite bi nga xam ne moom bu jàngee ba pare diplôme la am ngir mën a jàngi mais am na koo xam ne tey jii moo nekk ci tool yi mooy doomu baykat bi mooy sàmmkat bi mooy nappkat bi mooy ndongo bi nga xam ne ci daara bi la génne kooku tamit les politiques de l'employabilité doivent le concerner. Donc il faut ñu xool naka la ñuy tënkee loolu fexee jël professionnaliser lépp loo xam ne dafa jëm ci mbiru employabilité des jeunes. D'abord ñu xool formation yi. Suñu système éducatif bas âge ñu changé ko dugal ci ay métiers ba pare accompagner jeunes yi ba pare ñu bàyyi solution bi ci njëkk mooy il faut que ñi nga xam ne en fait ñoo fi nekk immigration clandestine mënoo ko régler toog sa bureau takk sa costume ak sa cravate climatisé du la ëpp kenn mënu la tey jox solution kuy costume taxaw sa wet naan la fii ak fii ngay jaar parce que dund ko ñi koy dund ñi ngi seen kër yi ñi ngi foofu toog ñooñu ngay dem ci ñoom laaj leen lan ak lan ngeen bëgg parce que lépp looy def ngir nit te boole woo ca nit que amaana ñun loolu du demee comme par exemple bu ma la joxee exemple ñun bi ñu lancé affaire yi am na ci koo xam ne téléphone la ñu woo ne maa ngi bërëb sàngam dëkk sàngam bëgguma tudd turam waaye dama gis ngeen interview maire sàngam te maa ngi ko seetaane ci benn scène à l'extérieur ma bëggoon ko jàppale ndax ma yónnee leen xaalis ñu ne ko ñun laaluñu xaalis ñun on te met en rapport direct avec le conseil nga traité ak moom parce que nous sommes des jeunes citoyens sénégalais on a opté au lieu de constater et de s'indigner on a opté ñun ñu constater ba pare apporter des solutions ñi nga xam ne aussi ñooy yi nga xam ne mooy organes yi fi nekk programme yi c'est bien mais les jeunes aussi amuñu information ñun suñu ñu ngi nii les rapports sont là dañ lay interviewer ba ndax tu sais remplir un canevas de la DER ndax tu sais remplir un canevas de l'ANPEJ et cetera xaaju jeunes yi xamuñu ko te mënuñu ko remplir donc liggéey bi ñu ci war a def mooy il faut ñu passer à l'information jeunes yi xam ne programme bi am na nii leen ci jariñoo mais aussi on passe à la déconstruction mentale de telle sorte que nit ñi dinañ xam ne exactement y a ça ça et ça ngir ñu mën a résoudre le problème. Merci beaucoup Khadim Fall. Merci beaucoup.